politique pour régime bi ñaar nga posé Mouhamed benn bi yaa ngi koy wax heureusement li xew ci pont bi heureusement que waxtu woowu oto jaaru fa amaana sax mën a pëtëx ba ñuy wax tey mort d'homme parce que amaana kenn ñaanu ko yàlla mënoon nañu tijjee journal bi par il y a tel ou tel nombre de morts ñoom ñoo am ci foofu nga xam ne moom mooy autopont bi le maire de la Patte d'Oie Banda Diop sur sa page Facebook mi ngi leeral li nga wax muy les travaux du BRT bi nga xamante ne c'est du 3 juin au 7 juin ci le préfet de Dakar defoon un communiqué pour dire ou informer les usagers ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fay aw ne telle période ou telle période na ngeen dévier parce que fii dafa am ay travaux ñi yoroon travaux bi également communiqué nañu par rapport ak li nga xamante ne moom moo am foofu tey nga xam ne mënoon a nekk jéye joo xamante ne dina mën a tax sax ñu kii waat déclenché waat le plan Orsec ni ñu koy defee saa su ne kon sant yàlla d'abord ci loolu nga xamante ne yeggul foofu bu mu tax nag askanu Sénégal toog seetaan wala ñu bara wax parce que lu mel ni mënoon na jur leneen loo xamante ne tey dañuy toog fii di ko wax comme ni ma ko waxee donc souvent comme ni nga ko waxee les travaux du BRT moom mooy indi problème boobu et dans ces moments il fallait un communiqué du ministère des transports des infrastructures par rapport ak li nga xam ne moom moo am foofu ci pont bi pëtëx ba askan wi di ko partager sur les réseaux sociaux beneen bi gis nga ko pont bi nga xam ne moom moo am Kër Massar ñu daal di koy inaugurer en grande pompe pont boobu tey mu nekk ci ay biir ndox mu li muy posé nag mooy koppar yooyu nga wax c'est-à-dire que tey dañuy taxawal ay pont taxawal ay route ay marché ay nit gagné ko ñu def fa yeneen travaux yoo xamante ne mi ngi ci biir ay milliards yoo xamante ne ñu ngi koy wax parce que bi ñuy wax le plan décennal de lutte contre les inondations c'était plus de 750 milliards après bi ñu defee li nga xam ne mooy mission d'information 511 milliards la ñu dépensé équivalent 66,65% ñëpp ne xaalis bi anamu fan la jaar fan la dugg tey je pense que war na ne koppar googu nga xam ne waxoon nañu ne dugal nañu ko ci mbënd mi am na ay jafe-jafe ci askan wi parce que même zone yi nga xam ne moom la ñu waxoon ci mbënd mi même zone yooyu moo am problème Diamaguène Sicap Mbao tey moom moo am problème Grand Yoff moom moo am problème Patte d'Oie moom moo am problème Xar Yàlla moo am problème Kër Massar bi taxoon le président de la République Macky Sall déplacé wu dem ci bërëb bi moom moo am problème léegi nag nañu def diagnostic et que ñu indi ci pexe parce que lii première taw la yeneen jours yi mën na taw lan lay indi comme jafe-jafe bu weesoo loolu Mouhamed nañu poser le problème sur la gestion ci li nga xam ne mooy suñu ay service public gis nga suñu stade 150 milliards de francs CFA bi dañu ko def ba pare bi ñu paree ñi benn match lañ fa joué jouaat fa beneen match nga dégg nit ñi di jàmbat état wu pelouse bi nga dem stade Demba Diop gis déjà na mu mel ba daanu ci kaw askan wi noonu ngay gisee ay infrastructures yoo xam ne dañu koy taxawal fii ci Sénégal dugal fi ay milliards wala ñu wax plan décennal def ci ay koppar gu baree bari te duñu ko saytu on a un problème de suivi au Sénégal par rapport à tout ce que presque ñu ngi koy jël ne dogal amaana nag parfois mu mel ne peut-être ngaññi nguur la mais problème inondation c'est un problème boo xamante ne tu as l'impression que l'histoire se répète et malheureusement askan wi que sa ñoom ñoo ci am jafe-jafe Kër Massar ñooy génnati Kër Massar ñooy joyati politique yi dem di leen wallu Kër Massar ñooy amat jafe-jafe Kër Massar ak yenn localité yoo xamante ne saa bu nawet jotee dootuñu mën a nelaw ba yandoor mu doon ak lu métti ci gox yooyu nga lim yëpp ñu wax ci wàllu njàng meek njàngale mi ak baccalauréat technique bi fraude bi ñu ne daan nañ ko ci nemmeeku candidat bi di Moustapha Sy ak xaritam bu mu bëggoon wala bi mu sàkk woon ca moom mu defaral ko baccalauréat bi di Abdou Thiam ñoom ñëpp daan nañuy taxaw ni ki tey ci mercredi bile ca tribunal flagrant délit bu Dakar ñoom nag daan nañ leen di tëj fukk ak juróom ci ay fan yu nga xamante ni sax déjà tëdd nañu ko ba noppi seen avocat maître Abdou Bakri Baro ñu teewlu ko ci leeral mel ni kon jàppandeegul waaye mi des na ko commenté ndax gis nañ ko daaw ndey dimet muy fraude yu ñu nemmeeku ci baccalauréat maintenant benn forme mbir mu bees bi mooy da ngay dem xool sa xarit wala kenn ku nga wóolu rek mu dem defal la ko te gis nañu ne mi ngi bari. Tout à fait Mohamed phénomène bi c'est devenu récurrent même avant daaw xam nga daaw li defoon actualité sax mooy xale bu góor bi nga xam ne déguisé woon na en femme doon defaral copinam benn épreuve ñu jàpp ko mais am na tamit Kaolack cas de fraude bu métti bu fa amoon ba ñooñu it yóbbu nañ leen prison moi je pense que aujourd'hui les parents d'élèves sont surtout interpellés parce que am na loo xam ne d'abord question de jikko la question de valeur la donc nañu gën a waxtaan ak xale yi et puis tamit li ñuy appliquer li ñuy jàng ci école yi muy moral beeg yu ne mel nañu koy gën a appliquer que di wax ni vraiment parce que tey jii nii ñii gisuma leen mais dama leen di masawu
di masaw seen parents surtout ak ñi leen xam parce que nga def loolu ba ñu jàpp la ci nga tëj 15 jours bu fekkee da nga nekk borom jom sa yaay tamit nekk borom jom ak ñi nga xam ne ñoo bokk ak yow ñooñu duñu xajati ci quartier ba donc loolu yëpp lu mat a sensibiliser et je pense que ne li ñu def ni dina permettre xale yoo xam te ne ëllëg bu ñu naree def loolu bu ñu xalaatee li ñu teg seen i nawle duñ ko def kon yedd leen sensibiliser leen mën na doon ak jeexital bu baax ci c'est un éternel recommencement xam nga tricherie fépp la am mais de plus en plus yaa ngi koy nemmeeku Sénégal mën nañu wax ne peut-être jamono ji parce que y a la presse en ligne également lu am dafay gën a siiw que na mu doon amee ay jamono mais daf ci am loo xamante ne mën nañ ci taxaw duut ci baram muy manque de repère de la jeunesse parce que on a l'impression que ne gis nga xale yi nu ñuy tricher parce que dañu koy xool ci mag ñi ñuy tricher parce que aujourd'hui tu vois que ne sànq ñu ngi wax ndox mi des milliards ñu tabaxee ko ay tali terewul mu affaissé wu yàqu noonu parce que am na njuuj njaaj bu nekk ci biir boo xamante ne kenn waxu ko même si ba tey xamagun lan moo nekk ci biir sànq tudd nañ fi stade tudd nañ fi leneen ak leneen loo xam ne kenn ku ci nekk liggéey ba nga war a def amaan na doo ko def ba mu jeex léegi nag gis nga xale li naan jàngaaniwul mag ñi ñoom ñooy royukaayam dañuy wax sax waajuram bu jigéen mais non parce que dañu toll ci société boo xam ne aujourd'hui da ngay éduquer sa biir kër mais également mbedd mi daf lay éduquer technologie la ñu nekk daf lay éduquer c'est-à-dire que li ngay gis li ngay dégg amaana moom ngay jëfandikoo ba boo moytu c'est lépp tricherie lay doon tey Sénégal ngay gis mu taw ay nit toog ne duñu liggéey c'est de la tricherie Sénégal ngay gis ñoo xamante ne dañuy am dund boo xamante ne bu ñuy dund boo xamante ne dund boobu bokkul ak li nga xamante ne moom mooy nekk seen revenu yenn saa yi nga gis peut-être koo xamante ne doomu benn borom ala buy am une vue boo xam ne insultant en quelque sorte Mouhamed c'est de la tricherie koppar gi la ñuy njuuj njaaj c'est de la tricherie loolu yëpp xam nga lan la ay valeurs ay repères yoo xam ne ñàkk nañu ko luy indi lii je pense que il faut que ñu ressaisir moom mooy autant école bi jàngal leen sensibiliser leen comme ni ñu leen joxee ay cours philo leen jàngal liberté l'art et tout ñu dugal ci cours yi les valeurs jàngal leen ne examen war nga ko mën a jàng dem defi ko réussir dans ta vie sans pour autant tricher am li nga bëgg même boo ko dee ñàkk nga ñàkk ko dans la dignité parce que jom ak ngorkat Mouhamed fu mu jóg dara desatu fa te xale dafay am jom pour que bu màggee mën a continuer loolu ñu wax ci beneen effondrement muy ab sorol wala daluk sorol wi nga xam ne nemmeeku nañu ko ca Thiès lu toll ci juróom-ñaar ci ay nit ñoo ci loru ñaar ña ca ñoom daal ci faatu association des imams ak ulama yu Sénégal yi nag yëkkati nañ ci ñoom it seen i kaddu wax nañu ne daal ginnaaw jàkka yeeg jumaa yi léeg-léeg ni muy mel day yéeme lool sax baax na ci autorités yi ñoom itam ñu ànd ci seen ko jàppale ngir xool yenn ci ay jumaa ak jàkka yi am jafe-jafe surtout ci wàllu tabax ndax ñu ci bëri nag yàqu lay gën a jege ñu jàppale leen ñu mën koy defar ni mu waree Imam Mokhtar Ndiaye moo ni xamle ñu teewlu ko. nu war a yóbbu tey nu gën a attirer attention pouvoir public yi bàyyi xel bu baax a baax ci jàkka yi parce que tamit bërëb boo xam ni bis bu nekk ña koy fréquenter ay téeméeri mbooloo noo fay nekk bërëb buy def loolu ci nit dañ ci war a gën a bàyyi xel pouvoir public yi dañ ci bàyyi xel bu baax a baax boo xoolee jàkka yu bëri fii ci Sénégal da nekk ci état boo xam ne wax dëgg yàlla dafa màgget lool wala sax mu nekk ci chantier boo xam ne daanaka du mos a ak pourtant nit ñaa ngi ciy julli bis bu nekk te loolu nag risque la risque bu graaw la loolu lu nekk xaj na ci noo ngi gën ñaax autorité publique yi buñ ko mënee sax ñuy def ay inspection ci jàkka yi nga xam dafa nekk en chantier ñu ciy def ay inspection di xool chantier bi ñen noo ko yor fan la toll wala jàkka ji bu fekkee dafa màgget ba kenn mënut si julli nu tëj ko ñuy def ay inspection régulièrement ci jàkka yi bu ñu ko defulee ci accident yu mel nii rek la ñuy am toujours mettre en garde aussi entrepreneurs yi nga xam ne ñoo ko yore rawat na nag ci jamono saison des pluies bi. ñu àddu wax ci centre suivi écologie bi dekkalaat cartographie ci anam gun koo xamee ngir mu ñoŋ lool rawatina ci côte sénégalaise yi mu mel ni kon carte boobee wax na ne dinañu may ñu mën a identifier zone à risque yi nga xam ne pour sénégalais yëpp xam ko ci yenn it ci ay waax yi ne ci mim réew ngir ñu mën a rek prévenir lu jëm ci wàllu catastrophe ci contexte bi ñu nekk sax nag faf jëm ci wàllu exploitation pétrole initiative bu am solo la tukkee ci haute autorité ñu dénk wàllu coordination sécurité maritime ak sûreté maritime protection environnement marin ñu teewlu ci Ndeye Khady Diouf ma teewoon ca seen ndaje ba. buy fësal bërëb yi jëyee mën a am nees koy mooy tandikoo ak bu amee ba pare naka lañ koy saafara. cartographie bi nag dañuy permettre nu mën a xeex na mu gëne pollution boo xam ni day agsi ci côte sénégalaise pollution boo xam ni dafa génnee ci teenu pétrole yi
nataal bi bàyyi na xel lu bari ci wàllu liggéey boobule. on n'a pas seulement fait la cartographie des. nataal bi yemul rek ci géej gi dañu ko defaale ci tefes yi xool activité économique yi fay am jumtuwaay yi ñu fa taxawal identifier waale bërëb yi sensible. des systèmes hypersensibles qui méritent une certaine attention en cas de marée noire. fësal na itamit bërëb yu bari yu jëye mën a am. sur presque 1000 kilomètres les zones à. ci junniy kilomètres tefes yi ñu am genn wàll gi yëpp mën nañoo wax ne ay zone à risque la. des sites quaternaires qui a été envahi par l'océan. ci fàttali nataal bi centre de suivi écologique ñoo ko defar ci sàkkuteefuk Asmar. Ndeye Khady Diouf jërëjëf ñu tàbbi wax ci wàllug politique ak mémorandum bu mouvement ànd sàmm jikko yi Benno Bokk Yaakaar coalition bokk gis-gis liggéey ak les serviteurs xaatimuñu maanaam signé wuñu boobu lekk mémorandum tax na itam ñoom ci seen bopp mouvement bi ni mel di ànd sàmm jikko yi mbir mi jaaxal leen lool te it ñu mettitlu ko ci ab janagooy taskatu xibaar yi ñuy fàttali ni boobu rek mémorandum lañ ca dëxëñ bokk na ci criminalisation wàllu homosexualité waaye itam lu jëm ci wàllug dellu soit peine de mort ak cumul des fonctions mu doon it ak mbir yi nga xam ne dañ ko war a signé ñu ngi sàkk ñoom ñi nga xam ne ñoo di coalition yu ko signé wul mouvement bi ñu daal di leen di boycotté ci élection yi nu jëm ñu teewlu ci Tidiane Diallo ma teewoon seen daje ma. waa Benno Bokk Yaakaar bokk gis-gis et les serviteurs si ñëwuñu mémorandum ànd sàmm njikko yi moo waral ku jiite organisation bi mu ngi woo askan wi nañu sanctionné listu Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ndax dañuy dooleel góor jigéen ci réew. coalition naataange ñoom nee nañ d'accord nañ ci poñ yëpp beneen coalition bi tontu mooy yeewi askan wi ñoom aussi d'accord nañu joxe nañ seen accord ci yëpp. grande coalition wàllu Sénégal ñoom tamit wax nañ ni lu jëm ci xeex mbirum góor jigéen ak xeex agenda pro LGBT bi ni doxal Sénégal dakkal ko ñoom ànd nañ ci te engagé wu nañ ci. ni bu ñu taxawee seetaan Benno Bokk Yaakaar am majorité ci législature bi nu jëm Sénégal lu fi yàqu kilifa yooyu ñoo ko yàqu loolu moom moo ci sama wax te mu bëgg vraiment mu leer. waa ànd sàmm jikko yi ñu ngi indi leeral. képp ku seetaan ba Benno Bokk Yaakaar am majorité ci réew mi ci législature bi nu jëm lu yàqu ci réew mi yow yaa ko yàq. loolu il faudrait que mu leer. ci seen mémorandum point yu bëri soulevé nañ ko ñoom dañoo gis ne suñu amee cohabitation ci assemblée nationale député yi dañuy gën a taxaw ci problème mu askan bi. day demet naka la ñu mën a jàngatee cette sortie de ànd sàmm jikko yi ci woote ñu boycotté ñetti coalition yooyu nga xam ne dañoo lànk ci bañ a xaatim seen mémorandum. man appel au boycott bi rek moom ma xaw a posé problème parce que am nañu droit aussi.